ku noppi rek saxal nga réew am na loo fay gis muy raam amoo droit noppi ci danga cee war a joxe sa xalaat yow sa xalaat nag waxuñu ni mooy compte li nga wax la ñuy jàpp mais yow droit ak constitution moo la may nga joxe ko yow bàyyi nit ñi ñu tànn sa xalaat ak xalaatu ñeneen ñi nga bañ a imposer nit ñi tamit sa xalaat waaw loolu mooy démocratie jërëjëf imam ñu ngi lay fay nuyoo di la baal bu baax di ñaan suñu borom may ñu teewe ko at yu bëri di nuyoog ziyaar également di baalu ak ñi nga xam ne ñooy faral di ñu bàyyi xel des fois ñu am njuumte ci li ñuy def ndax ay nit rek lañu nul n'est parfait ni ko tubaab bi di waxee te perfection ca borom ba waaw donc ñu ngi baalu ak ñëpp di leen baal di rafetlu ànd beeg Sénégal 7 di ñaan nag ngeen wéy di ànd ak ñun également ci jotaay bii nii nga xam ne dinañ ci waxtaanee wàllu actualité ni ma leen ko waxee ci ndoxte di kaddu yi dañuy dugg rek ci li nga xam ne moo gën a fës ci actualité bi rawatina ci fan yi ñu weesu le 3 bi ñu weesu Macky Sall njiitu réew mi nga xam ne mun doon dalal seen centrale syndicale yi à l'occasion de la fête du travail bi nga xam ne ñu ko amal le 1er waaye ci le 3 ndax korité bi taxoon ñu amal ko foofee ca palais de la République ca jamono boobee nag Sidya Ndiaye di syndicaliste bi nga xam ne moo jiite kuréelu syndicat yi daal di yëkkati benn point boo xam ne mu ngi ñeel recrutement bu capitaine Touré ca mairie bu Ndakaaru ak ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna ñu bëri nag ànd ci ñenn ñi ne ànduñu si ndax dëppul ak yoon Macky Sall daal di ci artu mboolem maire yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ne am na benn charte boo xam ne moo leen tënk ci bépp acte boo xam ne ñu ngi koy posé ci maire yi nga xam ne ñoom la ñuy jiite de dara warul maanaam ñàkk ànd ak yoon looloo waral Barthélémy Dias daal di def sortie dinañ ñëw si sortie boobu mais mise en garde boobu nga xam ne njiitu réew mi def na ko jëm ci maire yi yoon la waaw xam nga ñu ngi ci profité moom président de la république di ko ndokkeel ci korité gi parce que tey lu waay mën a wax moo jiite réew mi te réew mi tamit damay wax ne bi mu koy jiite maanaam coup d'état wul pour jot réew mi ay carte ñoo ko jox réew mi démocratiquement ci wàllu démocratie c'est important kon ñu xam ni moo jiite réew mi ñu nangul ko waaye jiite réew mi nag ak moom réew mi du benn maanaam réew mi du royaume réew mi ab démocratie la boo xam ni dafa am ay charte yu ñu teg ni charte yi kat moo tënk réew mi yow ñu dénk la réew mi ci benn app ne la app bi bu jotee da ngay dem présenter sa bilan dem élection ñu fal la wala ñu folli la loolu lu ko gën a noble amul moo tax ku xam sa bopp xam li démocratie di doxee bis boo gisee loo xam ne même ki jiite réew mi def na ko te d'accord ci da ngay am courage dénoncer ko boo gisee mu def lu baax noonu ngay am courage wane ne lu baax la man dafa am lu ma gëm ci mbirum capitaine Touré te wax naa ko ci média yëpp man damaa gëm ni capitaine Touré ku ko gën a crédible yeewowul ci réew mi waaw parce que nit ñi bu ñu fàtte histoire maanaam nit il faut ñu nangu ñu li histoire di wax ni at taarixu laa yarham maanaam histoire du pardonner nit dara ku bañ ñu waxal la dara rek fexeel ba bu ko def mais dinaa ko wax wala dinaa ko def te kenn du ko wax kenn amul maqaama bi yàlla mi bind jaam yi sax da ngay gis ni am na ñoom dañ koy joxar bi yonentu saai sallam bi tax ñu bind jaam yi am na ñoom dañ koy attaqué kon àdduna moo mel noonu ku fi nekk il faut ñu wax ci yow léegi nag dangay fexe ba yow li ñuy wax ci yow ñi conscient nga xam ne ñoom waxuñu ngir parparloo waxuñu pour lu neex kenn te malheureusement ñu néew ci réew mi ñooñu ñoom bu ñu waxee nit ñi xam la cay dëgg ak li ci dul dëgg parce que Cheikh Abdou Khadre gis nga dëgg ku ko dégg même boo ko nanguwul sa conscience da koy nangu moo tax booy wax dëgg yow waxal rek. kon da nga jàpp ne interpellation Macky Sall dafa ànd ak parparloo. non dama ci d'accordul ci benn phase te dinaa la wax dinaa argumenter lu tax d'accordul ñëpp la wax de maire yëpp la wax yi ànd ak moom. mais xam nga wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ni fañ ma waxee lañ ma war te waxee
xam nga président de la République tey li ñuy xaar ci moom ñu nekk ci korité jóge ci weeru koor mooy nga dalal réew mi dalal ko dalal réew mi bokk na ci nga baalu jullit ñi àq yaa ngi dégg mooy dalal réew mi bokk na ci nga wax yow li nga def maanaam projet yi nekk ci sa kanam nga bëgg koo def ak yi nga def ba pare mais mënuñu comprendre tey ci contexte bi ak li fi jot a jaar président de la République di wax baatu révocation di ko jëmee ci ab maire boo xam dañ laa fal même pas 4 mois. même pas 3 mois. même pas 3 mois le mot révocation moo waru woon a génn ci kàddoom moom ci contexte bi. bu dee. ne révocation bu dee dëppoowuñu ak li yoon tëral. non xam nga moom dafa am jaar-jaar. ak ay maire dañu fal fii Khalifa Sall mu nekk maire Ndakaaru loolu ñun fi la ñu fekk élection yi amoon ay enjeu ñu jëloon Mimi Touré jiital ko boobu mu ngi nekk premier ministre Khalifa Sall dóor ko dóor yu métti ci Grand Yoff gañe Ndakaaru ñu teg seen ay manœuvre ba jël Khalifa Sall dugal ko ci kaso bi amul benn nit ci réew mi bu gëm moral ak éthique bu ci ànd commencé par les xalifa généraux man damay wax man témoin oculaire la parce que sëñ Abdou Aziz Al Amin def na lu nekk pour Khalifa Sall génn ci kaso bi ba mu jaral ko mu jël xaalisam bu takku teg ko ci taabal ji pour ñu defal Khalifa Sall caution malgré effort yooyu yëpp Khalifa Sall dañ koo tëj ci kaso bi ba bokkul élection lii ay fee la kenn mënu koo dindi. maanaam daal Macky Sall lankal ñëpp loolu mooy dëgg parce que wax moom bu fekkee da nga koy wax da ngay wax rek li am. mais est-ce que yoonu Macky Sall a ngi ci ndax justice moo. lu mag yoonu Macky Sall nekkul amul ci réew mi ci Abdou Khadre loolu ñi koy wax mooy ñi xamul réew mi rek. mais ku xam réew mi lépp Macky Sall yoonam a ngi ci. parce que moom c'est lui le président de la République. lu mu bëgg mu continuer lu mu bëgg a arrêté. yaa ngi dégg Khalifa Sall gagné ñu jàpp ko révoqué ko dugal ko ci kaso bi Sénégalais yëpp gor ñëpp ni d'accord ñu ci. ñu ñëwaat élection Sénégalais yi wan leen ni Khalifa Sall ma ngeen dàqoon yaa ngi dégg tey jël nañ benn problème muy Barthélémy Dias joxaat ko Ndakaaru kon maire bi Khalifa Sall lañ joxaat. ndax mooy maire honoraire. mooy maire honoraire maanaam Sénégal dañoo fal Barthélémy Dias ci ñaari mbir mooy dañoo wan nguur gi ni leen d'accord ñu ci arrestation Khalifa Sall. delloo Khalifa Sall ay droit am. delloo ko ay droit am. man damaa jàpp ni faluk Barthélémy Dias loolu la ci ñëpp war a jàngat. kon bu ñu toogee situation bi ñun ñëpp mu fekk ñu ci capitaine Touré. coowal Adji Sarr ñëw. capitaine Touré ni moom d'accordul bokkul ci complot kenn du ko complot te capitaine Touré ñoom ñoo doon nangu ni moom mooy génération ñi ci bokk kenn gënu ko ci doué maanaam lu baax li mu daan def am na ci ñu doon liggéeyandoon ñoo xam ne seedeel nañ ko. mais am na ñu koy waxal ne jamono bu muy exercer mission daf ci doon booleeg soxor. xam nga mission yoo xam ne mission ak moral ci wàllu gendarmerie man loolu d'accorduma ci waaye xam nga nit ku mat ko gis te dafa ko interpellé foofu laa bëgg a ñëw xam nga nit ku mat sëkk amul parce que wax nga ko sànq nul n'est parfait. tout à fait waaye li am solo mooy sa lépp li ëpp ci yow baax li ëpp ci yow xam nga nit moom léppam mënta baax loolu nit bu léppam baaxee rek mu yem ak malaayika te nit mënta yem ak malaayika nit dañ ko bind ci muy juum di jóg di daanu ba koroog muy mat waaye tey liñ mën a seede capitaine Touré lépp lu mu musoon a def ci safaan geste bii mu def ci dossier Ousmane Sonko bi tax na sénégalais yi fàtte ko est-ce que xam li ma wax lépp lu musoon a def jamono bi muy exercer ay pouvoiram bu dee ni safaan la man wóoruma ba xam safaan la parce que musumaa jël si musumaa gis kum jël si bu dee Karim mi ko wax it gëm naa ni du fen lu mu wax dëgg la ku ko respecté la mais nag lépp lu mënoon a def tey nit ñi fàtte nañ ko xam nit ñi lan la ñuy gis le fait que mu sauver Ousmane Sonko wane ni bokkul ci complot bi loolu mooy information ci capitaine Touré nañ jàpp loolu c'est important tey ñu jàpp ko ñu ñëw ñu rajee capitaine Touré biñ ko rajee man mi dama bokkoon ci ñi gëm ni waruñu ko woon a raje parce que jaru ko woon mënoon nañ ko may chance am radiation du caaxaan sëñ bi. mais nee na ni doxalee
ak ni mais radiation gendarmerie di xam nga réew doxee. mënoo fekk ku jàng ba am ay diplôme am dem université ay waajuram di ko fayal même bu fekkee ni dafa def faute même bu fekkee ni dafa def faute te man damaa gëm ni deful faute man loolu laa gëm mais ñoom bu fekkee ni avertissement mu waaw jiitu très bien nañ ko avertir ni ko lii kat avertissement la waaye xëy rajo li ñuy yëg si li ñuy yëg ah ci li ñuy yëg peut-être mu am ay avertissement yoo xam ne jiitu na loolu xam nga li nit ñi jàpp daal mooy dañ koo raje bokkatoo yow mënatoo àtte ci réew mi mënatoo bokk ci ñiy doxal te pourtant sénégalais la citoyen la ñaata nit ñoo def erreur tey nekk ay ministre ci nguuru Macky Sall kenn rajewule lu toll ni capitaine gendarmerie du caaxaan sëñ bi parce que institution bi sax nga war a protéger yow bu gisee ni def na erreur nga woo ko ni ko lii kat erreur la bu fekkee ni dañoo jàpp man damaa jàpp ni deful erreur man damaa jàpp ni dafa bañ a bokk ci complot man loolu laa gëm ku gëm leneen nga wax ko wala nga défendre ko mais man damaa gëm lii may défendre mooy complot la woon dil bu toj la mu lànk ni bokkuma ci yaa ngi dégg bi ñu xëy rek def ko radiation direct loolu la sénégalais yi nii d'accorduñ ci bi mu amee it kenn mënu ci dara parce que ñun yilifuñu réew mi liñ man rek mooy wax li ñu xalaat waaye ñiy décider mooy ñi nekk ci kaw bi loolu amee ñu xëy raje ko ñu dawal tuuti benn école privée jël ko école privée waxum public de privé ñoo xam ni ñooy jël seen xaalis def ci école bi ñu xëy defi pexe ba jëlee ko fa Sénégalais yi Barthélémy Dias ñu fal ko maire mu am droit recruter ku ko neex loolu la loi wax waaye bàyyi ñu loi am na lu ko ëpp doole xanaa moom loi morale ak éthique moo ko ëpp doole kon bu ñu tënk nit ñi ci ay loi réew morale ak éthique moo ëpp doole loi parce que loi ay nit a koy teg mais est-ce que de loi taxul yoon réew mi di doxee xam nga loi xam ne bu harmonisé la aussi xam nga loi lu ci tubaab yi wax la loi est dure mais c'est la loi xam nga loi boo gisee ñu koy teg day fekk mu tegu ci morale ak éthique mais loi bu tegootul ci morale ak éthique tuddatul loi buñ nax nit ñi yaa ngi dégg boo gisee te loi bu dul alquran du bible ay caaxaan la oui yàlla ko wax wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humu zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul xaasiruun loolu alquran la kenn mënu koo dindi yàlla nee na képp lu waay di attewoo lu dul alquran ñi koy attewoo ñu perte lañ alxaasiruun ay perte ñu perte lañ mooy bu leen yàlla dimbalu dañuy dem safara lii mooy dëgg du samay wax alquran ay tooñkat lañ ulaika humu zalimun ulaika humul fasiqun ay hypocrite lañ lii moo nekk ci kaamil bi gis nga atte dafa sérieux ba yàlla ci boppam daf ci tëkku nit ñi pour ñu atte ci dëgg yàlla wax ni alaysa allahu bi ahkamil hakimin man rek maa mën a atte kenn mënta atte moo tax yonent saai sallam ni attekat yi ñett lañ ñaari ñi moom ña nga safara toog ñooñu dem nañ ña nga toog ci banc bi toog dugg nañ ba pare ñoom muy ñoom nee nañ attekat yi ñett lañ ñaari ñi ña nga safara ñoom leer nañ dañuy dem safara kenn ki la ñu xool fu mu jëm day dem àjjana wala day dem safara kon atte responsabilité la ñaar ñi dem ñooy ñan nuñ leen mooy ñi jeng ñaar ñi kay bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam dañ leen di ger bu ñuy atte ñi nga xam ne dañuy comme na ko laaya ja waxe observer strictement la justice soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne fils contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous gis nga alxuraan lu leer lay wax yàlla nee na booy atte na ngeen di seedeet yaa ayyuha allazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillah yéen ñi gëm yàlla na ngeen atte ci dëgg de al adlu maandu gis nga équité al qist waaye ngeen di seede te yàlla rek tax seede te yàlla tax bokk na ci lii ñuy def boo gisee lu jaaduwul nga taxaw seede ko parce que boo gisee lu jaaduwul ba pare seede ko da nga ci am bàkkaar nit ñi xamuñu loolu wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu moo tax l'islam rek mooy dëgg yii ñuy wax ay caaxaan la gisoo boo gisee nit ñu sonn dañoo bàyyi l'islam mais buñ delloon ci l'islam société bi day dund ci dëgg mais franc-maçon yu bon yi biñ bëggee yàq àdduna ñoo fexe ba génne diine ci penc mi d'accord moo tax foofu laay daane la kon atte lu sévère la shuhada wala ala anfusikum donte nga atte sa bopp mooy nga atte sa doom wala sa jarbaat wala ku la jege wala ko bokkal parti mu ni na ngeen di awil waalideen donte sa waajur la
wala ku la jege al aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran ku am ak ku ñàkk kon atte responsabilité la bugguma ci dugg muy jël temps bi trop mais ñett ñi moom ñaar ñi ña nga safara toog di xaar kenn ki mooy dem àjjana te kenn ki dañuy xool sax ba xam dina demoon bi dem kon capitaine Touré pour ñu ñëwaat ci mise en garde Macky Sall itam. waaw dafa mérité ñu jël ko ci biir palais bi waxuma ay maire yi Dakar de biir palais waaw imam loolu de provocation bu gën a ban provocation capitaine Touré di ab sénégalais di capitaine armée liggéeyal réew mi bokk ci ñi doon garder souveraineté réew mi ak république bi relation ak palais bi neexul palais bi dañoo palais bi ku ko moom sénégalais yi sénégalais yi c'est important comme sénégalais yi nag ñoo ko moom kenn dañoo war a bàyyi sénégalais yi liñ xalaat ñu doxal ko waaye ka fay kilifa jamono ji waaw ka fay kilifa mën naa joxe xalaatam nit ñi tamit am courage yu joxe seen xalaat capitaine Touré Barthélémy Dias ni mu ko recruter man dama cee d'accord 100% te gëm naa ni bu jaree moom foo ko teg imam fi ma ko teg ci dëgg ak ci maandu mooy ab sénégalais la waruñu koo seetaan lu tax du liggéey pourquoi ñu ni du liggéey même prison boo ci génnee nga rey nit wala nga jaay drogue buñ la sanctionné par dañ lay bàyyi nga liggéey réinsérer la ci société bi pourquoi ñu ne capitaine Touré waruñu ko réinsérer état moom dootu ko jël parce que nee na wóolootu ko privé bi wóolu nañ ko jël ñu ni wóoluwul foofu Barthélémy Dias mi nga xam ne moom jàpp naa ni kenn moomu ko yaa ngi dégg waa Ndakaaru ñoo ko jox mairie am na droit jël ko mais est-ce que imam mën nañ dissocier mairie bu Ndakaaru ak autorité de l'État ndax bu ñu xamee mairie bu Ndakaaru branche la ci état bu Sénégal maanaam démembrement la donc bu ñu ko mënulee jël état bu Sénégal bu amul confiance ci moom est-ce que Barthélémy Dias moom mën na dëggate yooyu gars yi koy théorie rek xam nga man théorie yooyu man tënkuma non logiquement rek non du logique bi mooy mairie Ndakaaru dañoo woote fal Barthélémy Dias yaa ngi dégg état bu Sénégal ñu woote fal Macky Sall lii mooy logique yéen yi ñuy wax ay démembrement ñëpp nangu nañ ni mairie démembrement état la waaye mairie bu ne am nga droit recruter say nit loolu moo fi am mairie Benno Bokk Yaakaar ñu ngi recruter ñi leen neex opposition bi nañ leen bàyyi politique yu massif non Macky Sall la ngeen ne palais ba ku ko neex lay nommé bu ko neexoon tey mu yow mi mairie boo xam ne budget bi taxu ko demee noonu non xam nga Macky Sall yow bu ko neexoon tey mu def la léegi ambassadeur yoon moo ko may parce que dañ koo fal jox ko décret yaa ngi dégg Barthélémy Dias tamit waa Ndakaaru ñoo ko fal yaa ngi dégg am na droit recruter ku ko neex yi ñuy wax man loolu laa ci gëm yéen yi ciy wax yëpp nag waxi politique la sa xalaat la maanaam ak waa sama xalaat la yéen yi ci wax yi waxi politique la ak waxi échec xam nga ko échec mooy lan mooy da ngeen ni kii du fi dundee yàlla ni la mënoo koo teree dund parce que maa yor wërsëg yi d'accord c'est important parce que capitaine Touré ci 24 heures dajaleel nañ ko 30 millions jox ko ñi ko dajalee am na ci ñoo xam ne kenn moomu leen capitaine Touré moomu leen mosuñu koo gis man mii di ko wax le man mosumaa gis capitaine Touré ba tey nee na jotagul alal googu de waaw loolu beneen débat la mais dajale nañ ko te dañ ko koo war a jox bu dee moom moo tax ñu dajale ko man barke Cheikhou Tidiane capitaine Touré ci télé bi laa koy gis waaye tey su ma amoon milliard may ko parce que damaa jàpp ne dafa am mérite yaa ngi dégg kon yi nga ciy dégg yëpp ay coow la yoo xam du mujj fenn Barthélémy Dias déglu naa discours am ci foofu la ñuy ñëw sax imam ndax gannaaw kon discours président bi xam nga ci lañ nekkoon maanaam Macky Sall li mu wax même bu ko loi nangoo laa la wax moral ak éthique moo ko nanguwul moral ak éthique moo nanguwul nit ku liggéeyal sa réew am benn problème bu ndaw ñu bëgg laa boddi ci société